asalaamaaleykum mbokku internet yu leral point net tey nag ñoo ngi fii Fass bâtiment mu amoon fi benn problème boo xam ne problème mu famille la mu nekk benn kër goo xam ne kër yu 546 mètres carrés la mu am nag seen benn doomu baay boo xam ne moom moo nekk ci famille bi ñu ne dafa jaay kër gi te ba mu koy jaay diisoowul ak ñoom ba tax na nag loolu indi fi problème boo xam ne ni mën nañ ne problème bi am na 2 ans tey nag famille bi dañoo yeewu daal di gis ki nga xam ne moom mooy huissier ànd seeg force de l'ordre yi ñoom ñëpp ñu daal di ñëw daal di génne seen i bagage daal di tëj kër gi ba tax na ñu ne nañ ñëw daal di xool lépp loo xam ne information la ñu daal di leen koy baaxee ba tax di leen jaar ci ki nga xam ne moom moo yor lépp loo xam ne nii moom moo jëm ci wàllu kër gi moom mooy joxe information moom mooy xam détail ñu mën a waxtaan ak moom mu wax ñu lépp lu fi xew ma daal di topp ñu daal di avancé ngeen xoolal Thierno Gueye mu jox ñu explication yëpp. léegi Thierno lañ bëggoon nga ñëwaat ci problème bi depuis le début ba fi ñu toll nii tey. waaw ñun dañoo nekk si kër sunu këru maam Fass kër gi ñu nekk Fass sunu maam moo ko moomoon sunu maam Bokar Gueye moo moomoon kër gi bu yàgg nañuy waxu jaay kenn musul d'accord ci jaay bi ñu xëy un bon jour sunu benn grand frère ñëw taxaw ne kër gi jaay na jar na ñi moom kër gi jaay nañ seen kër benn te sunu papa bokk ci kër gi moom muy taw ne ci sunu biir kër bi mu ñu waxee loolu ñu ni ko xanaa bu ñu demee bay jaay dinañu aviser ñun ñi nga xam te ne ñooy doomu Saliou Gueye ndax Saliou Gueye Khady Camara ko jur ak Bokar Gueye te Bokar Gueye moom kër gi bon bi ñu waxee loolu ñëw ñu laaj ko mënuñu moom kër gi jaay nañ seen kër man ko xanaa bu ñu koy jaay dinañ tàggu nit ñi. kon yéen bi ñuy jaay kër gi yëgu leen ko. kenn yëgu ko bi ñu demee ba def seen vente ba pare après si la ñëw apate ay rakkam ndax ay rakkam ñu leen carrément kër gi buñ ko jaayal woon nguur gi dañ koy jël parce que dañoo gëj a fay impôt loolu la ay rakkam yow kër gu toll nii naka ko koy jaayee muy ñaari parcelle nga ni benn parcelle la Fass kër goo fi gis ñaari parcelle la loo 12B 4 loo la dafa nekk loo 12B 12C 12A 12D boo xoolee 12A ak 12C ñoo ñu féet 12D ñoo ñu féete ginnaaw ñun suñu kër mooy 12B ak 12C ñoom sur papier ñu ngi jaay 12B ba pare ñu ngi ko jaayee ci superficie de 400 mètres carrés alors que kër gi c'est 546 mètres carrés am nañu ay plans yi nga xam te dafa leer nañ ndax géomètre moo ko def lu géomètre def kooku lu wóor la kër ku koy jël di ko jënd da nga war a am plan wala booy jaayante nga xam lan lañ lay jaay lan la mais mënuñu la jaay kër ni la 12B ni la loo 12B superficie 400 mètres carrés kër gi nekk 546 mètres carrés yow ñu nekk tribunal nga yóbbu ñu jël ay ñu nekk ci biir kër gi def leen comme des locataires daf ñu considérer comme des locataires. mais moom bi muy jaay kër gi yéen signé ngeen wala signé wu leen. amul signature. amul signature amul procuration ndax mosuñu dem defal ko procuration kayit la ñu laaj il y a 4 ans de cela carte d'identité ni day defal jugement d'hérédité bu mu nee day defal jugement d'hérédité ndekete pour seen vente la dem nañu def seen vente te amul kenn ku def signature amul ba pare un avocat moo jaay kër gi. ban avocat la. monté seen papier ànd ak seen avocat jaay kër gi bi mu ñëwee wax loolu ay frère am yow boo fekkee ki nga xamante ne bu xëyee di liggéey sax du am lu mu liggéey nga di ko carrément kër gi dañ koy jaay parce que nguur gi da ko doon nangu ndax dañoo gëj a fay impôt loolu kooku wax mu gëm ko amul benn acte notarial si biir te dama yaakaar ni suuf boo koy jaay notaire moo koy jaay dama yaakaar ni suuf boo koy jaay dem acte notarial te dama yaakaar ni suuf boo demee tribunal ñu accordé la 400 mètres carrés soo ñëwee 400 mètres carrés ca ngay yem man dama am tout def naa plan yëpp man maa fay def plan de morcellement yëpp. d'accord kon kër gi yéen da ngeen gis ne benn côté bi dong lañu jaay. li ñu jaay ci këyit jaayu ñu kër gi yëpp ci këyit. d'accord léegi ki nga xam ne moom moo jënd kër gi moom dafa ne kër gi yëpp la moom. ki jënd kër gi dafa ne kër gi yëpp lañ ko jaay ba pare ki jënd kër gi dafa taxaw wax publiquement nit ñi di ko dégg Fass waa Fass ak may déglu nee na këru Fass yëpp dinaa leen jënd moom moo ko wax. nit fekk si ne ma ba sama biir kër ni ma carrément jaral na ko jël def ci gàllaaj lu ko neex pour jotaat ci kër gi sunu maama ko moom mbalaanu wasifa ci kër gi lañ ko daan lal ba Fass di Fass fii si dugg kër gi lañ daan lal mbalaanu wasifa kon ñun duñu étranger si Fass. d'accord mais bi xaalis bi ñëwee yéen ba ngeen di séddoo jot ngeen seen wàll yéen. bi xaalis bi ñëwee déggoo lu ma la wax yow koo ñëw fekk muy liggéeyut nga ñëw ni ko carrément dañ jaay kër gi parce que nguur gi da ko doon jël parce que fayuñu impôt kooku ku jàngul boo ko waxee dana day jàpp na nga am dëgg léegi bi ñu ñëwee dañuy génnee le 14 mai 2018 ñun leen dañu am ay doom yi jàng
du ngeen tëb rek génn ñu nii fekk benn avocat bi moo fi ñëw un jour de dimanche bi mu leen waxee loolu xam nañ lu tax ma wax leen loolu ci biir délai boobu ñu may mode papier bu ne indi nañ ko pour signature papier bi leen weer mooy papier bi ñu fi indi ni carrément boo ko signé amatoo droit topp dem tribunal amatoo droit dem police papier boobu tey bu ma ko xottiwul woon kon tey du ñu xam li ne ci kër gi ndax papier boobu ñu xotti moo tax vérité yëpp génn na. mais est-ce que jéem ngeen dem ci yoon pour ñu xool ba xam. dem nañ ci yoon wala xaaj bi la. dem nañ ci yoon bi ñu demee ci yoon cour d'appel suba le 4 bii nii le 4 juillet le cour d'appel di tranché renvoyé na ko pour vérification des documents mais dama yaakaar ne bu ñu defee renvoi pour les vérifications des documents war nañ mën a may temps tribunal bi mais préfet lañu yebal pour ñu génne ñu yàlla baax na yàlla gëmut nelawut ki jaay kër gi porté nañ ko plainte tribunal ñun famille Gaye ki jaay kër gi lan nga bokk ak moom. ñoo bokk benn baay kii ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay kii ñoo bokk benn baay sunu du Antafa Gaye léegi moom anamu ki jaay kër gi. ki jaay kër gi génn na kër gi ba luye ji gis nga lii assignation huissier la moom moo tontu ku mën a lire na lire dafa ne jaayul kër gi ay photocopie carte d'identité la jël jox ko avocat moo jaay tey lan ngeen dégg ci rajo fan yi TFM nee na dañ ko éñaane jaay bi mu jaay kër gi bu leen neexee ma tegal leen ko léegi ngeen déglu ndax nee nañ bu ñu sañoon moom du jaay kër gi keneen a koy jaay ndax pour paaru courtier bi lañ ko éñaane dama yaakaar boo nekkee taaw ci kër war a uuf say rak war nga xalaat leneen lu dul jaay seen kër ndax part de courtier dafa sacrifier toute une famille Gaye la sacrifier famille Saliou Gaye la sacrifier te moom mooy taawu Saliou Gaye. mais est-ce que ici alerté nañ leen ne dinañ ñëw. alerté wuñ ñu ndax dañu xëy rek indi seen i alkaati indi seen i kii ñëw daaneel kër gi loolu lañ bëggoon pour saboter kër gi te dama yaakaar ne bu yoon dee am liñ la bindal ci kayit muy 400 mètres carrés waroo ko romb ñoom xam nañ ni carrément bu fekkante ni dëgg am na rek 400 mètres carrés nañ ko jaay kenn jaay ko angle bi. d'accord yéen léegi nan ngeen fas yéene def. ñi ngi ci yoon dinañ jël suñu huissier dinañ constater lépp continuer suñu procédure Amadou Bokar li mu wax ci Fass ñëpp dégg nañ ko ci Fass waa Fass nag ñooy ay complexé waa Fass ñooy ay nit ñi nga xam te ne dañoo xamul seen bopp nit da ngay gëm sa valeur xam si ay kan lan mooy weccit 546 mètres carrés di nga ko jël di ko jaay 130 millions naan 30 millions frais dossier xanaa Zac Mbao sax boo fay jënd kër di nga ko jëndee 50 millions ah Fass titre foncier Fass kenn du ko jëndee loolu su demee ba def loolu c'est parce que am na magu yu mu def si biir lan moo tax mu mën a jël somu xaalis boobu di ko dugal ci kër gi sans notaire c'est parce que ni muy jëndee du yoon li muy jëndee logiqueul mais yàlla am na te dañoo bëgg naka monde mi ñëpp jot na lépp leer ndax xam naa ne yéenay leeral point net te lu fa ñëw lu ne dina leer moo tax ñu woo leen.